Oumar Gueye di jëwriñ ji nga xamante ni moom moo jiite gox-goxaat yi moom moomee nag moom moo amal ngan gu am solo fi nga xamante ni moom moo di ci département bu Dagana teg tànk bi nag fi nga xamante ni moom moo di ci commune bu Gaaya foofee am nag ay liggéey yu am solo yoo xamante ni état bu Sénégal sumboon na ko fa jaarale ko nag ci loxo ki nga xamante ni moom moo di meeru dëkk ba di Abdou Khadre Ndiaye mu nekk nag ngan goo xamante ni ministre bi sax jot na ci amal tegub xeer fi nga xamante ni moom moo di fa ñu fas yéene def centre de transformation bi nga xamante ni moom moo di ay produits locaux jagleel ko jigéen ñi. loolu yi nag ñu def ko ci teewaayu autorité yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gox bi nga xamante ni moom moo di département bu Dagana ñu ràññee ci ki nga xamante ni moom moo di préfet bi Ibra Fall waaye ki nga xamante ni moom moo di sous préfet bu Mbaan ak nag maire bu nga xamante ni moom moo di maireu Gaaya Abdou Khadre Ndiaye ak it ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa ARD mu di nag mbir moo xamante ni amal nañ ko ci teeru bu am solo boo xamante ni askan wi nekkee foofee ca Gaaya teeru nañ ko ministre bi nga xamante ni moom moo di seen gan ànd ak nag meeru dëkk bi gannaaw loolu nag mu daal di dem fi nga xamante ni moom moo di centre de santé bu Seydi Hadj Malick Sy daal di koy inauguré foofu nag ñu gis mu nekk centre boo xamante ni sax buñ ko gisee dafay joxe bâtiment bu bees nga xamante ni nag am na composant yu bari yoo xamante ni am na ci biir ndax bu ñu xoolee li nga xamante ni moom moo di bloc technique bi nga xamante ni am na fi ak it fi nga xamante ni moom moo di salle d'hospitalisation yi jëwriñ ji daal di koy nemmeeku bu te nag di rafetlu xar kanam bi nga xamante ne gis na ko bërëbu boobu nga xamante ne fa la ñuy sàmmee lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ginnaaw loolu jëwriñ ji dal di dem nag seeti ji fi nga xamante ni moom moo di marché central bi nekkee ci dëkk bi moom it ñu liggéey ko liggéey bu yees boo xoolee ci xar kanam ñu gis ni liggéey bi sax daanaka dafay daal di soog a pare loolee nag nekk loo xamante ne wane na mbégte ci kanamu jëwriñ gi ba tax sax mu jël engagement wu ni ñoom ñooñee sax dina leen gën a ñoŋalal marché boobu jaarale ko ci carrelage boo xamante ni fas yéene nañ ko amal foofu. ginnaaw jéego yooyu nag jëwriñ ji ak ñi mu àndal daal di wutali fi nga xamante ne moom moo di ci armeel yu nekkee ci gaaya foofee nag ñu mën fa ràññee fi nga xamante ni moom moo di xabru bu Maam Fawade Wele ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di njabootam. bi ñu jógee foofu nag ñu daal di wutali ci fi nga xamante ni nag lenn la ci ay liggéey yoo xamante ni lancé nañ ko ci dëkk boobule ñu jàpp ci fi nga xamante ni moom moo di yoon wi jóge diggante gaaya daal di wutali fi nga xamante ni moom moo di Dagana mu nekk nag yoonu piste latérite boo xamante ni dafa wëri rek ay jaar ci beneen yoon bu ñu ñëwee nag fekkee liggéey bi noonu ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo tàmbali liggéey bi ñu gis nag ni chantier boobule moom it ma ngay wéy bu baax. te it bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñenn ci askan wi yoon wi nag dafay dal di nekk loo xamante ne dafay wàññi bu baax li nga xamante ni moom moo di guddaayu yoon wi nga xamante ni moo nekk diggante gaaya ak Dagana te it du def lu dul rek yombal dem bi ak dikk bi ñu jógee ci liggéey boobu nag ñu daal di wutali fi nga xamante ni moom moo di jumaa ju mag ji fii nag bi ñu ñëwee fekk fi rek mu nekk chantier bu mag chantier bu yaatu boo xamante ni dañuy gis ni liggéey bi mi ngi dox bu baax di wutali jëm ci kanam ki nga xamante ni nag moom moo di kilifa gi ñëw xool ko bu baax te it di saytu rek liggéey bi fi nga xamante ni foofee la toll loolu yëpp nag daal di wane mbégte mi nga xamante ni dinañ ko gis sax ci kanamu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko teeru ci kër gu mag fi mu jeexalee tournée bi nag moom moo di mairie bi fii nag bi mu agsee li mu njëkk def sax moom moo di inauguré foofee nga xamante ni liggéeyoon nañ ko waaye nag inauguration jotagu fa woon am mu nekk nag loo xamante ni bi mu agsee ñu teeru ko tatagal ko mu daal di dagg ruban bi ñu daal di nag muri li nga xamante ni moom moo di plaque bi ngir wane rek ni inauguration bi am na ci altine ji yamoo ko juróom-benni fan ci weeru décembre 2021 ñu daal di nag dugg fi nga xamante ni moom moo di ci biir locaux yi daal di nag visiter bu baax li nga xamante ni moom moo di installation municipale bi naka noonu nag kilifa gi ginnaaw bi mu paree ci tournée yooyu jëm ci wàllu chantier yi mu daal di dem nag fi nga xamante ni foofee lañ ko doon dalal te it mu fas yéene fa waxtaan ak askanu Waalo rawatina nag bu gaaya foofee la ñu fa ràññee nag moom moo di mbooloo mu bari moo xamante ni
am foo jaar sax jafe woon na waaye nag kilifa gi dal di ñëw nag wane mbégteem te it dellu siwaat bu baax ci li nga xamante ne moom moo di chantier yi nga xamante ne président de la république dal dina ko lancé bu baax ci réew mi rawatina nag fi nga xamante ni moom moo di ci wàllu lépp nag bokk ci ay axes yoo xamante ni moom moo jëm ci plan Sénégal émergent. li ñu fi tax a ñëw tey dafa am solo ndax loolu bi ma ñëw ci suba ba léegi def nañ fi ay activités yoo xam ni bu ne benn rek jaroon na déplacé wu. bi ci njëkk mooy ñëw nañu def pose première pierre unité de transformation des produits locaux des femmes de Gaye boobu rek jar na mission président Macky Sall yónni ñëw ba Gaye ñu def ko tey. ñaareel bi ñu lancé piste bi nga xamante ni mooy dig Gaye Dagana boobu rek moom it mënoon na tax président Macky Sall yónni ñu jóge Dakar ñëw bu fii ñu teg ci inauguré poste de santé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh boobu rek moom it jaroon na ñu déplacé wu ñëw def cérémonie bu mel noonu ñu teg ci inauguré marché central Mame Fawade Wellé boobu rek moom it mission la jaroon na ñu jóge Dakar président yónni ñu yóbbu fii ñu teg ci li nga xamante ni mooy inauguré hôtel de ville bi nga xam ni moom it def nañ ko tey boobu tamit rek doyoon na pour ñu ñëw fii ci Gaye waaw loolu lépp buñ ko boolee te ci discours yi ma dégg dafa mel ni am na yeneen sax ñu ci waroon dóol loolu li muy firnde mooy wax dëgg yàlla monsieur le maire Abdou Khadre Gaye liggéey na Gaye loolu buñ ko waxee kenn duñ ci bindal suñu borom duñ ci bindal bàkkaar ndax lu ñu teg suñu bët la du lu ñu liir ci këyit rek nekk suñu bureau ñu jox ñu déedéet dañoo ñëw ànd ak moom tànk ak tànk ñu xool li ñu war a poser lancer ay travaux pose première pierre inaugurer ay infrastructures yoo xam ni lépp njariñ la pour askanu Gaye kon monsieur le maire Abdou Khadre ci tout président Macky Sall ñu ngi lay féliciter di la gërëm di la sant ndax comprendre nga yow lan mooy acte 3 de la décentralisation comprendre nga yow lan mooy territorialisation des politiques publiques loolu nag bu amee nga topp yoon boobu dafa am ñun ñëpp ñu am ko muy wéeruwaay woowu mooy kan mooy son excellence monsieur Macky Sall président Macky Sall 2012 bi mu ñëwee dafa fekk Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yu metti mu toog xalaat indi vision bu ñuy wax plan Sénégal émergent PSE yaakaar naa boo xool sorewul fii am na centrale solaire boo demee Taïba Ndiaye am na centrale éolienne et cetera waaw loolu jéego yu rëy la loolu nag mi ngi ci axe 1 bi ci axe 1 bi tamit mbay mi gis ngeen ni mu yokkoo mbayum gerte deewoon na daanaka 2012 tey jii li mbayum gerte di indil baykat yi bare na xam nga bu ñu demee ba naan kilo gerte mën nañ ko jaayee 300 francs 350 francs waaye liggéeyu président Macky Sall la moo leen jox jiwu bu baax jox leen engrais jox leen matériel motorisation matériel attelé ñuy bay
di am koom-koom yaakaar naa fii ñiy bay ceeb duñ ma weddi ci production bi ni mu yokkoo loolu lépp ci biir axe 1 la. hydraulique ndox mi yokk na ko forage yi yokk na bu baax a baax càmm gi bu yàggul gis ngeen journée de l'élevage lam fa def ak ni mu leen jàppale waa napp gi tamit jàppale na leen bu baax suñu jigéen bi mi ngi ñuy wax léegi li nga xamante ni soxna Silo Adja Astulo financement yooyu muy wax ni man maa leen ko joxoon déedéet joxuma leen ko président Macky Sall moo leen ko jox. ki nga xamante ni nag moom moo di meeru dëkk bii di Abdou Khadir Ndiaye moom dal dinay wane mbégte mi mu am ci ngan gi te rek di feddaliwaat kóllëreem ak it di rafetlu li nga xamante ne son excellence le président Macky Sall mi ngi koy def jëm ci wàllu collectivité territoriale yi rawatina nag commune bi nga xamante ni moom la jiite foofee ca Gaaya. On a un poste de police frontalier flambant neuf avec le Puma am nañu yeneen ak yeneen ak yeneen projet yi ñu wax yi ñu inauguré wala yi ñu lancé travaux yi du ma ci dellu si pour gagner du temps ndax acteurs yi waxal nañ ko seen bopp kon vision bu ñu am. ñu ngi commencé aborder un virage beaucoup plus économique maanaam perspective am na te président Macky Sall créé nañu ay bunt CLVA baa ngi fi redonner la dignité d'une commune au Sénégal les attributs de la République parce qu'on est un démembrement de l'État kon naal yooyu yëpp li duuf yëpp xajul ci cin bi loolu yëpp tey amoon nañu yéene bu fi xajoon ñu def un matériel de projection ñu wax avant pendant après les réalisations sur plus de 50 réalisations matérielles ak des dizaines et des dizaines de réalisations immatérielles bu ñuy nekk maire doyen Omar Gueye ngi na le délégué de quartier xam na ne dama fekkoon ñu yore délégué de quartier yi lu doy ñetti at fi mu toll nii tey signé naa mandat boo xam benn weer lañ leen di yoreel xam nga loolu kenn du ko gis loolu comme du comme bâtiment bi loolu c'est la rigueur dans la gestion ak l'orientation des ressources si soxlo askan ndax boo fekkee ñeenti at bor wala ñett nga négocier ak ñoom ñu am lu ñu bàyyi ma am lu ma bàyyi ñu fay leen ba pare loolu ci yorin la ñu fekkoon fi benn emploi ak genn wàll ci mairie bi tey ñu ngi may wax bu ñu cumuler diggante FERA ak yëpp am na une centaine d'emplois directs ou indirects yu mairie bi 100 loolu yëpp buñ ko mënee nag parce que damay wax ci réalisation immatérielle yi parce que bâtiment yi nit ñaa ngi koy gis wala ku ko bañ a gis léeg-léeg nga fakkas salu si wala léeg-léeg nga am soxla yéeg dawal si sa oto wala léeg-léeg nga bëgg dem marché dem jëndi fa wala léeg-léeg nga bëgg fayeeku sa bourse de sécurité familiale dem ci bureau de poste ba wala léeg-léeg nga soxla sa bëñ di metti sa passe xaw a manqué nga dem ci dentiste ba wala léeg-léeg nga bëgg jënd garab pharmacie amul woon gaaye ku mu sa am ordonnance da ngay dem Richard Toll jëndi ordonnance bëccëg laay wax de waxuma ci néeg de ci penc laay wax ASC yi bi ñu fiy ñëw fekk ñu lay am 60 000 francs subvention wala 65 000 ci li ñu wax ñun montant bi évolué wul mais fexe nañu ba coupe du maire daanaka ci suñu mbiru bopp lañ koy organiser dañu mujj bàyyee lépp ASC yi subvention bi jógee 65 000 léegi xaw na jege 125 000 pour ñu qualifier wul ci yenn phase yi yeneen ASC yi ñu ngi presque si 200 000 ñu defal leen stade municipal grille de protection fan yi terminé ñu travaux yi ba réceptionné ko tribune bi monsieur le ministre instruire na AGETIP bi ñuy def tribune bi moo wax Ablaye Fall Niang président zone bi bokkoon seen ay réclamation li taxoon ngeen bëgg jël parole ma ne aajowu ko wax naa ko monsieur le ministre ba joxe na instruction war nañ service juridique AGETIP dinañu reprendre le marché pour que travaux tribune bi continuer parce que travaux yi demoon à hauteur de 50%. arène municipale bi ñu tuddee ko nag suñu maam Djibi Diagne Awa Samba loolu bu ma gars yi waxee na ko ministre bi inauguré ma ne ko dama ko ñeewantal bu ñu bëggee demaat fële mu inauguré ay stade ak yooyu duma ko def nañu yem ci lii loo bokk ñëpp jël ci dara bàyyi li ci des